bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi di leen wax une bonne semaine waaye bonne semaine boo xam ne itam daañ ci dugal kendal ak jàmm ndax waxtu wi xam nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci boolu añ bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci bureau yi nekk en pause jàkkaarloog ñun waaye itam am na ñoo xam ne ñu ngaa sieste macha allah yal na yàlla dolli jàmm ci biir dëkk bi dolli ko ci kër yi dolli ko ci société yi macha allah ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu PCA mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel di ñaan yàlla mu dolli leen sutura ak wér googu itam ñu ngi koy ñaanal ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine kilifa aada xalifa généraux yi yal na yàlla sàmmal nu leen bu baax a baax ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér salaamaaleykum ba tey daañ ko wax dugg ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di ziyaara malade yi fa nekk ñaanal leen yàlla ñu tane waaye itam ñaanal ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nekk ci wàlli santé macha allah yal na yàlla sàmmal nu leen dugg nañu ci bërëb yi nga xam ne nattu àdduna dal seen kaw di leen masalu coono mooy ñi nga xam ne tey caabi daf leen a féete gannaaw yal na yàlla féexal leen bu baax a baax bu leen féexalee itam seen réinsertion yal na ko yàlla yombal ma toog nag am plaisir lool dalal tey maire Saly macha allah ñu koy wax monsieur Ousmane Gueye bu ma neexoon ne ko Sissoko waaye itam dalal ki nga xam ne mooy ajaratu Mami Linguère Diop mu feggoo ci rek ak ki nga xam ne mooy Ndoye Bane inspecteur lu ma nam ma xam Ndakaaru waa ji toog sol lu bleu bi moom laa koy laaj inspecteur bi simila jaajëf Eva ñu ngi lay jaar di jaar Mami Linguère ak invité bi Ousmane Gueye ma xaar ma sol sama verre yi wàññi sama ñaawaay bi tuuti sama verre yi yooyu yëpp di wàññi ci ñaawaay rek waaw c'est ça di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci est-ce que xam nga li ngay def nii nag waaw day xoos sa ay lu doo garaaw ginnaaw li ma yor bariwul bàyyi ma sama verre rek teggi doo tekkee benn non bàyyi noonu xam nga yow bourgeois nga man je suis léegi looy wooyee bourgeois man je suis un paysan bàyyi ma nii rek mais paysan yi ñëw gën a nekk bourgeois non bàyyi ñu rek ñun bëgguñoo nekk bourgeois de. ah pourquoi les paysans on reste non paysan. tout dépend de lan nga jàppee bourgeois de. déedéet bourgeois mooy yéen rek. mooy yéen rek. paysan mooy ñun rek. madame Ndour dama aw bu ko indil beneen débat bàyyi ko rek mais dama la bëgg a wax gis nga boo déggee bourgeoisie da nga koy fekk ci paysan yi. parce que jikko ju rafet. xeetoo def lu baax màgg ca kile man yooyu yëpp dama koy dem yóbbu yëkkati ak jomba def lu ñaaw. waaw bàyyi ñu rek ñun ñoo ngi nii daal. di jaar kilifa diine kilifa aada yi tey nag damaa xaw a coofe nag. di jaar sama Serigne Bassirou Abdou Khadre di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. di jaar sunu xalifa ba ci Pire Serigne Mansour Cissé. ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Mboup. ñu ngi koy ziar bu baax ak notable ya fa nekk yëpp. di dalal jàmm monsieur le maire. de Saly Ousmane Gueye ñu koy ziar bu baax gëj naa ko gis ca tournée ya ma doon def ca Covid boobu ma duggee Saly. dëgg la mu takkaloo ñoom ñëpp waa Saly gépp mu takkaloo leen ay masque vraiment waaye ba ma duggee Saly am na ay manquement yu bare bare yoo xam ne fekk gisoon naa ko fa. man ko xamoon naa ne daañu daje monsieur le maire. man ko wiiri daari xamoon na ne dinañ daje. waaye ñu ngi lay ziar di ziar tamit ñi nga àndal ñëpp. di ziar waa Saly la ko wër yëpp. très bien kontaan nañu ci yow. jaajëf Linguère sa càmmiñ nuyoo na. loo koy tontu. modeste zéro. moom kay damaa coofe moom. xam nga damaa coofe da ngay xaar yow xam nga ne man. yow am yóbbal ni ma say xarita la ko wax. waaw mais da ngay xaar ma indi yóbbante bi mais man su ma nee bëreet yow nga wax li ma la waroon a wax. man su ma dikkee lu may waxati. yàgg na la ko wax waxoo ko de. seen xarit jigéen yi wax sama coofe gi. xaar ma tuuti ma ñëw di ko wax ci suuf ci seen groupe WhatsApp bi dee lañ ko wax ñëpp di ko dégg. mën naa dem na waaw ñëwal waaw. kon dañuy ñëw door nañ daan doo rek léegi jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ak ëllëg sunu maam yàlla na mag Nelson Mandela topp koy jaloore waaye dina sonn lool balaa am loolu aywa bismillah di ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàgg fi lool te wér li waral loolu mooy ñooy kenu mbaar mi ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi te réew mi yaatuwul ñun ñu ko dëkkee bari wuñ kon jàmm rek kay suñu mbokk yàlla na fi gën a saawaan baawaan yaay dëggan yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu itam la ñuy ñaanalee képp koo xamante ne jamono ji ñu toog di wax da ngaa nekk ci naqar wala ci tiis
la ko teg mooy xëy na ñàkk wala nekk ci jafe-jafe àdduna wala ku la jege woon loolu te dëddu yàlla mi nga xamante ne moom bu soxlaa rek jaam ñàkk yàlla na fa daal di teg loxoom wuutal fa lu ko gën waaye képp ku ci nekk ci bànneex yàlla na saawaan baawaan ba njaboot gi yëpp bànneexu ca waaye loolu bu ñu ko waxee dañuy taxaw ci biir kër gi nga xamante ne fi lañ bokk wax fa dëgg yàlla am wax ne meew mu wayul tuurooti na kooku kan la yaa sayda wax dëgg yàlla am di woon gone gu baax man nag yàlla xiiroon ko ci man heure bu ma ñëwee bu ma solee sagaru tayukaay ba jóge suñu kër sax mu ne ma yaay mami sañ seeti nga fonk Cheikh Ibrahima ndax Mawlana Cheikh Ibrahima waaye loo baax lu nekk rek suñu borom la gën a baax te moom heure bu soxlaa jaam ñàkk kon yàlla na yàlla wuutal monsieur Top borom këram boobu waaye doom ji mu fi bàyyi muy tuut tànk boobu yàlla na ci yàlla teg loxoom waaye Kouthia ak équipe am yëpp it yàlla na leen yàlla may xolum muñ ndax Kouthia jooy na ba nootut ak nit ndax moom noonu la bëggee doomu aadama waaye ki nga daan àndal heure bu la jiitoo tey ndaw te nga xamoon ay mébétam rek day am nu mu mel waaye yàlla moom du juum du jaawale te lu mu def rek dafa gën kon yàlla na yàlla wuutal ca njaboot jërëjëf Diop dañuy toftal suñu njaal ci sa bos te xam ne ñoo bokk lépp macha allah Kouthia ñu ngi koy jaale di jaale waa kër gi yëpp ndax moom stagiaire la fi woon suñu juumalee waaye bi mu dikkee wax dëgg yàlla melokaanam ak doxalinam rek ñun ñëpp ko soppoon muy Seyda Mariama noonu lañ ko doon wooye jamono bu dikkee ci plateau bi faaw daf ñuy tooñ dem doomam jim fi bàyyi yàlla nag yàlla teg loxo yàlla sàmmal ko ay wayjuram sàmmal ko ay mbokkam sàmm itam lépp loo xam ne rek ma nga ko bëggoon te amagul woon sàmmal ko ba mu mën a nekk ndax wàcc na fi doom macha allah Linguère jërëjëf ñuy dalal itam monsieur Ousmane Gueye mi nga xam ne mi ngi jógee ca Saly daa dee dikk fii keroog rek dalaloon nañ fi ki nga xam ni mooy maire Malicounda macha allah ci clairvoyance d'esprit wam ci wax dëgg yàlla mën a taxawu njabootam ci vision bu sore ñu ngi koy nuyu bu baax a baax monsieur Maguette Sène dafi dikk mu mel ni wax dëgg yàlla yàgg na noo toog ak moom yàgg gis ak moom loolu nag ñaare jikko moo koy def monsieur Guèye salaamaaleykum maaleykum salaam yëg nañ ne itam Malicounda boobu foo xam la ak foo miin dëgg la merci beaucoup Eva Tra maa ngi lay nuyu di nuyu sama frère Ndoye Bane di nuyu sunu jigéen di Mami Diop di leen siyaare bu baax a baax di ànd ak yéen ci seen mbokk moomu di sunu mbokk bi wàññeeku di ko ñaanal sunu borom yal na ko xare àjjana mais di nuyu Sénégal yëpp nag mais di nuyu en particulier département de Mbour région de Thiès département de Mbour mais en particulier commune de Saly mais di nuyu xalif généraux yëpp nag di leen siyaare ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay mais di nuyu ki nga xam ne mooy Seexal Bekaay al Bekaay di xalif général u Ndiassane di ko jox wàccuwaayam wàccuwaay woowu nag ma ko jox moom laa jox xalif généraux yëpp parce que ndax yàlla may na ma sensu man ñoom ñëpp laay fréquenté ñoom ñëpp laay dem di seeti te ñoom ñëpp laay tàntal aussi di ko ñaanal moom yal na ko yàlla yàggal si boppu xalifa bi di ñaanal ki nga xam ne mooy sunu wayjur di alaaji Mambu bi nga xam ne moom la remplacé moom ak ki mu remplacé yal na yàlla yeesal seen yërmande ndax Ndiassane man dañ maa adopté boo demee sama kër a ngi foofu ñooy sama wasila ba pare nag yàlla ñu boole ma si seen biir ba pare tey boo demee le khalife général de Ndiassane sa cellule de communication man mii maay président bi kon nag bu ma toogee si plateau bi war naa ko ñaanal wér ak yàgg si jal bi mais defal Ndiassane yëpp jàmm mais nag di nuyu wax dëgg neex yàlla ñi tax tey ma man fi toog ginnaaw yàlla ak yonent ba samay waajur muy waa Saly ndax li olof Njaay di naan liw bi ngelaw li la coow li waa Saly la lépp lu ma am ginnaaw yàlla ak yonent ba yàlla nga ko jaarale si waa Saly mais su ma gërëmee waa Saly nag damay ñaanal wax nga ko léegi waa commune u Malicounda ndax tey buñ ma doon laaj Saly commune u Saly kan mooy yaayam ak kan mooy papam dama naan commune ruralu Malicounda moo ko jur kon tey yàlla def na ma jaar fa def fa benn passage boo xam ne wax dëgg neex yàlla maa ngi siy sant yàlla ndax def naa fukki at ak benn nekk fa en tant que conseiller bi ma fay nekk conseiller ki gënoon tuuti at ci équipe bu njëkk bi ma njëkk nekk mage woon na ma 34 ans fanweeri at ak ñeent kon ki si gënoon tuuti ay at kon nag nga xam ne si samay pap ak samay nijaay ak samay maam rek laa nekkaloon yàlla dogal 2002 ba 2008 ma nekk président commune rurale bu Malicounda foofu laa jóge nag ñu créé Saly def ko commune yàlla teg ma si boppu commune bi depuis 2009 ma nekk maire Saly te loolu yëpp bu ma ko amee comme ni ma la ko waxee Saly rek a tax moom am ko ak sunu boroom a tax mais nag mu jaarale ko si jaamam yi nga xam ne ñoo dëkk Saly donc mais di nuyu en particulier
département de Mbour ndax man tey wax dëgg neex yàlla daf ma may si département de Mbour dëkk bu ma dem rek si département bi damay sentir sama bopp si dëkk boobu parce que dafay ni ma Saly di accueillir dëkk boobu it noonu la may teeroo kon nag tey bu ma toogee si plateau bi damay généraliser nuyoo bi ni may nuyoo waa Saly noonu laa koy joxee département bi yëpp mais noonu laa koy joxee région bi mais noonu laa koy joxee Sénégal yëpp donc loolu daal laa bëggoon duggee si émission bi incha allah. macha allah tabarakallah. su ma ko doon wër itam damay dem sama dëkki maam Ndiassane. seeti ko fa. gis ko dina nu yomb. boo duggee itam ca Mbour. Saly fële. dëkki soxna Seena bu Njaay Pay. yaayu Mouhamed mu Pape Cheikh. bu ma la fa seetee danaa la gis. nee nga doonu laa téye waaye nit ku ci ne na nga téye sa bopp rek lan laa téye. dëgg la Ndoye Bane dafa mel ni ba may. laata dama gis am na loo bëggoon a wax mu nekk na yàgg na Malicounda nekk fa conseiller ba nekk fa PCR. defe naa noonu la demee. lan moo xewoon ba délégation spéciale remplacé la fa. mais loolu c'est normal xam nga politique moom mook loolu ñoo ànd mais yàlla dimbali na ma ne bi ma fa nekkee def naa fa fukki at ak benn wax naa la ko en tant que conseiller yàlla dogal bi mag ñi jeexalee yàlla suturaal na ma yore commune rurale bi 2002 ba 2008. yàlla def na aussi li ko waraloon mooy amoon naa benn inspection mais suñ borom suturaal na ma si inspection bi amul fenn fu ñu wax ne lekk naa dërëmu commune rurale bi mais xam nga politique nag parce que jamono yooyu maa ngi parti socialiste la nekkoon xam nga ku ne xam ne politique ni mu demee mais li ma siy sant yàlla jamono yooyu dafa tombeek sama maam Ablaye Wade nekk fi bon xëy na du initiative am mun naa ko wax du xalaatam mais xam nga politique moom gars yi jàpp nañ ne moyens yëpp baax na nag moo tax mu dagg waaw xam nga te yàlla mayoon ma nag sa nit ñi déggaloon ma xëy na gagné ma si commune rurale bi xawoon a jafe xëy na politique nag mook looloo ànd mais dama si sant yàlla parce que dama si jànge àdduna parce que xam nga boo dundee yor nguur dafa am lu mu lay boo dundee lu yàgg te amoo nguur nga dund ba yàlla jox la nguur nga dundaat ba yàlla jël nguur ci sa loxo nga dundaat ba yàlla joxaat la nguur expérience la boo xam ne dafay yokk ci sa xam-xam ci wàllu dund donc vraiment aw ma dara lu ma ci regretter te xam nga sunu borom buy defar dafay mel ni kuy yàq donc dafa newoon foog ma dem toogi noppaleku 8 mois mu def Saly commune bu waxtu wa jotee man la koy dénkaat donc dama ciy sant yàlla bu baax. mais lan moo tax resté woo Malicounda nga dem Saly toog fa 2009 ñu fal la falaat la 2014 ba nga am nga fi mu ni ñaari mandat Saly lan moo tax toogoo Malicounda nga déplacé wu dem Saly. mais Saly laa juddoo fa laa dëkk man Saly laa dëkk. kon commune Saly dafa bokkoon ci Malicounda. xam nga commune rurale Malicounda mooy 3e commune rurale ci Sénégal c'est depuis 1972 dafa yàgg donc du commune rurale bu ndaw commune rurale bu yàgg la. dama si saluer vraiment de passage suñu papa yi nga xamoon ñoo fa nekkoon jamono yooyu di ay mag te taxawu ko ba commune rurale bi mën a ñëw ku si mel ni dem si yàlla suñu papa Alaaji Ibrahima Faye bu nu si soxoo ñoom Pa Djibril Thiaw ñoom Pa Gora Mbaj ñoom président Babacar Faye donc ñooñu ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoom Pa Maodo Fall Mbuleem ñi nga xam ne daal ñoo ko ŋànkoon kilifa yooyu ñoo ŋànkoon commune rurale bi vraiment di ko dox di ko wax ba yàlla dogal ma nekk ak ñoom pendant 11 ans fukki at ak benn si sama ñetteelu mandat en tant que conseiller 3e mandat bi laa ko yore 2002 ba 2008 li tax nag ma dem Saly mooy comme jëleen jóge naa Malicounda te créé nañ Saly mu nekk commune te man Saly laa dëkk natif de Saly laa fa laay milité je suis obligé foofu rek laa mën a dem mais ñu fal la 2009 ba 2014 faraat la 2014 ba jamono ji ma même su fekkee sax ñambaasal nañ leen ci yeneen ñaari at yoo xam ne fi mu ne nii def ngeen 7 ans seen mandat jeex na depuis 2019 ñaari mandat mën nañ wax def nga fa 12 ans lan nga fa fekk ak lan nga fa def Ndoye wax naa la man tey bu may wax ci Saly du may éviter sax di wax ni lii laa def parce que bu may ne lii laa def ak laa def dafay mel ni dama fekk ku fa def dara man fekk Saly maa ko juddule bu ñu doon wax tey si wàllu liggéey dëkk man Saly maa ko juddule damay wax ne maa ko juddule parce que nag Ndoye man navigateur laa woon man demkatu géej laa woon te loolu mooy sama métier dem géej ak dem tool loolu laa xam mais Saly bi yàllaa ngi dog bi may am intention wu jiite Saly boobu yoruma benn responsabilité politique te décision bi ma koy jël boobu maa ngi États-Unis boobu maa ngi Amérique nekk si benn bateau italien bu ñuy wax Mariam Michela fa laa nekkoon fa laa embarqué woon def naa 14 ans si bateau boobu île de Malouine
1 an après guerre bi def naa 12 mois si île bi te sama tànk demul terre kon man loolu mooy sama métier loolu laa xam. te sa tànk demul terre waaw parce que ñu ngi si île bi saay bu bateau bi feesee cargo bi dafay ñëw ñu débarquer jël ravitaillement continuer pendant 12 mois. ma nekk si biir géej gi demuma terre. donc kon man loolu mooy sama métier j'ai fait un peu partout dans le monde peut-être nag ñi ma xamul bon dañoo ñëw rek bees dégg Ousmane dañu jàpp ne mais man li ma jëkk a def loolu mooy sama métier donc bi may ñëw Saly bi may jóg nekkee Amérique sama benn mag bi sama xarit tey ginnaaw yàlla gënoonte ba tey lu ma am ci politique moom laa koy gërëmee moo ma bind benn lettre ne ma yaa ngi Amérique di liggéey bu weer deewee nga gañe sa xaalis mais ñun ñu ngi fii gars yi jël nañu sunu suuf te doomu Saly yi kenn liggéeyul ci hôtel yi heure boobu heure comme niñ koy ñuy tooñ sekkee ni heure añ la mu ngi ma fekk ci Saleta fi ñuy toog di lekke bi ma liiree lettre bi ba pare bi ma rek damaa tegaat sama fourchette suñu bës que mooy ki ñuy tuddee suñu chef ñun mooy chef mën nañ ko wax mooy chef de personnel bi Ousmane Bambara la ma doon wax ne ma mais Ousmane Bambara lu xew ba lekkoo ma ne ko man daal lettre bii ma liir daal su ma géej bi ci soxo la waaw su ma ñibbee dootuma ñëwaat mu ne ma lu xew ma ne ko ndekete Saly daal gars yi jël nañ suñu suuf si mais amul benn doomu Saly buy liggéey ci hôtel yi te loolu man duma ko seetaan damay ñibbi pour dem xeex pour sama dëkk kon ndooy man foofu laa commencé ak Saly bi ma ñëwee laajte ñu ne ma amul kenn ku nekk ci hôtel yi di liggéey ku dëkk Saly le 3 janvier 92 laa tëj dëkk bi 3 heures du matin ba 7 heures du soir oto duggul oto génnul parce que dama bëggoon ñu jël doomu Saly ñuy liggéey ci biir hôtel yi. yéen a baaraatale bi ñu ba 3 heures du matin ba 7 heures du soir. dëkk bi yëpp a génn góor ak jigéen mag ak ndaw. ngeen raag ak policier amul sax raag parce que comprendre loñ parce que man avant may jël décision tëj dëkk bi boobu autorité yi fa nekk ku ci nekk muy ma di ci le passage di nuyu le ancien sous-préfet bu nekkoon foofu ñu doon ko wax Dout Ndiaye Kayre nekkoon na directeur kuddu nekkoon na daasu finance. jam boo ko woowee léegi dina leen li muy wax dara dañu si donc moom jamono yooyu moo fa nekk comme sous-préfet donc bi may tëj dëkk bi jour boobu fekk na moom mu dem mais nag bu fi ma dalee baa si maanaam xam war dem ak ñëw di demal dëkk bi ndooy dama doon bëgg a doxi soxlay waa Saly Njekoox wala Malicounda te du ma am paas damay doxee Njekoox damay doxee Saly ba Njekoox aller retour wala ma doxee Saly ba Malicounda aller retour donc bi may tëj dëkk bi le 3 janvier 92 boobu ku ñuy wax Sakria Diaw moo fi nekkoon na directeur de cabinet président de la République moo nekkoon sous-préfet bu Sindia donc bi ma ñëwee te jóge géej ñu toog waxtaan benn bés tey foofu laa tabax tey le premier poste de santé de Saly ci jamono yooyu dinaa ci ñëw bi ma ñëwee xalaat ne léegi daal li ma war a def mooy ma dajale waa dëkk bi waxtaan ak ñoom bi ma leen dajalee waxtaan ak ñoom ne leen waaw ñaata nit ngeen am ñu jógee ñuy liggéey ci hôtel yi ñu ne ñu amuñu kenn ku fi liggéey ma ne leen tey bésu alxames la ma ne leen tey kenn du ñibbi dama bëgg ñu tëj dëkk bi suba te bu ñu ñibbee information bi day génn te bu information bi génnee gars yi dañ fi ñu waroon taxaw gars yi dinañ fa fekk gars yi taxaw yor naa xaalis amul heure bi togg fi reer du fi xej mais yor naa xaalis bu ma jënde mburu ñu def yëfu lébu bu guddee ñu boole mburu meeg meew mi def poñse kenn ku nekk mos loolu bu guddee ñu tëj dëkk bi donc si gàttal si jour boobu noonu biñ ko defee dëkk bi yëpp nag génn ñëw wuyis ñëpp génn ñëpp wuy si suñu benn papa ndeysaan dem si yàlla si pa Saloum Doukaré mooy nekkoon délégué de quartier bu Saly Veringal yàlla daf ko nekkoon mu nekk ku am taxawaay yàlla may ko mu xees pecc boo ko gisee da ngay defee ne sërif la bi ko gars yi gisee defee ne benn sërif bu ma jëli pour mu ñëw taxawuñ te boobu si dëkk ba la dëkk bii bu ku ne ñëw na sous-préfet bi ñëw na 4 heures du matin boobu Saly amul brigade boobu Mbour rek moo am brigade commandant bi à l'époque Aline Diallo la tuddoon bi ñu yegsee si guddi gi ñu ñëw ne ma léegi dañ bëgg nga bàyyi mbooloo bi ñu dem ñibbi ma ne leen déedéet parce que man mbooloo bi ñooy sama armée bu ma bàyyee mbooloo mi ñu dem sama doole day néew lépp lu ñuy wax fi lañ koy waxee gars yi dama léegi dañ bëgg ñu toog waxtaan ma ne leen fii yéen mënu leen régler cette situation là forcé ngeen wax Abdou Diouf mu ñëw wala mu yebal koo xam ne bu ñëwee dina dalal sama xel li ñuy def ñu def ko fii ci àll bi boobu buntu bu oto war a duggee Saly rek tëj nañ ko oto mburu yi doon andi mburu sax ci jamono yi dama leen tey waa Saly soxlawuñ mburu liggéey lañ lu ñuy jënd mburu la ñuy lijjanti mais soxlawuñ mburu loolu waa Saly xeex la woon waa Saly ñu ngi may dégg donc bi ñu nekkee ci loolu ñu dem ba xam ne pexe amatul ñu ne nag léegi nañ téléphoné ci kaw général Mansour Seck la président door a yebal général Mansour Seck moo ñëw bi mu ñëw ay 9h 10h bi mu yegsee ne ana Ousmane Gueye ma ne ko maa ngi nii mu ne ma dama bëggoon ñu dem hôtel Filaos toogi waxtaan ma ne ko déedéet
bu ngeen ma yóbboo hôtel jànguma tubaab da ngeen may nax te parce que dafay fekk ma néew doole parce que sama armée ñoo nekk non jànguma tubaab man mi toog jànguma tubaab quoi loolu la gars yi waxee gars yi loolu lañ bay sànne xeer nee nañ jànguma tubaab voilà donc bi ñu defee loolu nag pexe amul ñu ne léegi nu ñuy def man ngeen dem wax directeur yi ne li tax ñu tëj dëkk bi mooy dañu bëgg suñu suuf ngeen jël état Sénégal dafa demandé commune ruralu Malicounda à l'époque mu désaffecté si suufu commune rurale bi mais suufu Saly surface su Saly 580 hectares moom la état bi jël titre ko jox ko SAPCO te récompense bi ñu si doon séntu mooy ñu jël doomu dëkk bi ñu mën a liggéey foofu. naka nga suñu tënkee lépp naka nga mujjee. ni ma mujjee si bés boobu. tubaab yi bi ñu waxtaanee ku si nekk da nga dem sa hôtel xool li nga mën a jël ñu defar contrat yi. si hôtel yi si saa si. keroog recruter jëlal nañ ñu 27 personnes yoo xam ne premier convoi bi ma jëkk a yóbbu hôtel Palm Beach pour mu defi stage fukki nit ak ñett lañ 13 personnes. ba fii ma toog di wax ak yow Saly bu fekkee ne am nañu 100% ñuy xëy si hôtel yi pour ma bañ a abuser mun naa wax ne 85 yëpp kenn ku nekk maa la fekk sa kër fëgg la ne la demal hôtel sàngam nga defi formation bi nga pare jot sa diplôme de stage ñu xool naka ngay def ba ñu recruter la donc loolu mooy premier combat bi nga xam ni jëkk naa ko def mooy fexe ba doomu dëkk bi xam li taxoon ñu jël seen suufu maam lan mooy njëriñam. mais maire bu nekk itam liggéeyam dafay tolloog bërëb bu mu jiite. fa mu nekk na mu toll. naka nga gisee Saly ak jamono bi ñu nekk nii. loolu laa bëgg a wax Saly bi may ñëw bi may jógee États-Unis di ñëw. boobu soo xoosoo nii. boo xoosoo. pour nga am loolu laay tooñe xale yi ma ne xamuñu ko poudre d'ensina ñu defal la ko wala microcrop boo demul Mbour demoo Malicounda si jamono yooyu ku ñu wax Jibi Seck doo ko am loolu li mu doon signifier mooy Saly amul sax poste de santé si jamono yooyu premier poste de santé de Saly bi may demandé autorisation jamonoy Abdou Diouf boobu ku ñuy wax madame Thérèse King moo nekkoon ministre de la santé kon xam nga ne loolu yàgg na bi ma ko bindee lettre ne ko dama bëgg a tabax benn poste de santé ak benn maternité à Saly elle m'a répondu mu ne su fekkee ne am nga possibilité def construction yi si fonds propres ak équipement bi si fonds propres dinañ la autoriser sinon état Sénégal prévoirul tabax benn poste de santé ak maternité à Saly j'ai répondu oui mun naa ko suñu borom suturaal ma si ma ànd ak waa dëkk bi si masse totale waaye am te attan tabax poste de santé bi tabax maternité bi tabax logement infirmier bi clôturé ko ba suñu sama benn xarit boole ma ak benn xaritu tubaabam ku ñuy wax Robert Baraban sama xarit boobu Ousmane Diallo la tudd tubaab bi ñëw moo ma may équipement bi moo ma may li nga xam ne moom laa defe woon jënde woon matérielu plomberie bi ak matérielu électrification bi poste de santé boobu tey boo demee Saly ñu ngi si 3e poste de santé yoo xam ne fond mais monsieur le maire mooy poste de santé ci Saly est-ce que tuutiwul parce que lu toll ni Saly ak tourisme bi ak autorité yi fa nekk kilifa yi fa dëkk am fa kër Saly waroon na am hôpital boo xam ne hôpital de haut niveau boo xam ne tey duñ soxla am Mbour dara mais Ndoye maa ngi ñëw xam nga dëkk boo xam ne da nga fekk dara nekku fa may ma rek yow tey bu dee da nga bëgg a dégg rek di nga dégg xam nga wax bi neex nag Ndoye mooy ngay wax loo xam ne wóor na la ne gisoon ni ma la daan parce que ku koy wax yoo xam ne dama leen invité ñu may non man du ma la ko def gisoon ni ma defee nii xam nga lu tax du ma la ko def mooy parce que li may wax yëpp non man li may wax yëpp dama si teg dama si teg loxo voilà boo bëgg soo jëlee kon tey li may wax nii mooy Saly bi may ñëw wax naa ko léegi ne la loolu rek laa fa fekkoon tey yàlla may na ma sansu maa ngi si sama 3e poste de santé à Saly mais ñaari mandat nga fa def war nga mën a am hôpital mais maa ngi si hôpital bi poste de santé soo jëlee hôpital bi actuellement plan yi pare na lépp pare na xam nga kañ laa amoon mais ma xam nga kañ laa nekkoon di ko démarché jàppal ne jamono yooyu ki ma signé autorisation construction au poste de centre de santé de référence bu Saly Modou Diagne Fada la kon xam nga kon loolu bi ma koy démarché yàgg na kon léegi lépp yàlla def na jàmm lépp complet ne am naa terrain bu ma ko def li si des am yàlla may na ma am naa ay partenaires yoo xam ne taxaw nañ pour ànd pour mën a tabax le centre de santé tey waa JEM direction bi yore wàllu construction ci ministère ñu ngi may jàppale vraiment si orientation plan bi et tout ça am nañ yaakaar d'ici peu de temps dinaa leen ñëw fii ne leen dama bëgg wax leen ne dattel dañuy def pose première pierre bëgg nañu xam Saly ma koy waxee ku fi ñëw mu mel ni micro bi dafa sant Ndiaye Adja Linguère wallaay xanaa delluwaat amaan ndax mën na maa dem
delluwaat amaat mbégte bu baax toog ak monsieur Ousmane Gueye maire bu Saly. c'est vrai comme li ñuy wax rek xam nga ñi ngi wax découpage boobu ba tey. dëgg la ñii naan acte 3 xëy na ñu bari comprendre ñu. may wax ne slogan yi neex na tur bi neex na et tout mais nañu faral di ñu defal communication fi ñu tolloon. mooy que boo yoree askan woo xam ne xëy na comme moom li ñu koy tooñee. ndax gars yi bu ñu la bëggee fakkatal boo waxee ñu ne moom jàngul tubaab. te xamuñu ne jàng tubaab du dara lu dul xëy na bëgg a def école ka ñëw ak bëgg a yokk sa xam-xam ci àdduna bi rek. waaye nit jàng na fi leneen ñëw fay ñey jàng fële boo ko weddee demal ci gaa yu mag yi. ba tax na kon loolu moom xam naa ne dañ lay tooñ rek mais du xas. ba li yal na ko yàlla yërëm waykat ba waxoon na la nee na yàlla mën affaire am da ngaa gis koo xam ne dafa am diplôme dikk di xëyal koo xam ne amul diplôme yàlla mën affaire am sëriñ buuba ngi fay tey ñoo xamante ne njàng mi dañ koo ndengeeñ ne ko fàpp boot te tey bu dul woon mooma tey seen i kër ginnaaw bu yàlla jàllee seen i kër du dox kon loolu moom mi ngi fay tey ñoo xamante ne nii ay diplôme yi ñor bañ koy jàngi boobu ma ngay wuti dërëm foofu la mbir mi nekk ba tax na comme li mu wax sànq Malicounda ak Saly lépp benn la woon xëy na problème mu découpage moo ñëw jaar fa ndax booba itam da ngeen a sonaloon sa maam nag ndax bu mu dikkee rek ngeen wut nu ngeen ko def mu dem ba sonn ci waaye ba mu découpé terewut ba mu dellu seet même kii bi la ndax benn la doon bañ far ñaar am waaye ñu gis ne Saly moom boo ko waxee rek daal di wax xalaatu dëkkukaay bu bakkane daal di wax xalaatu suuf ngay daal di am hôtel yi daal di ñëw taxaw xanaa kon Saly moom yow sa budget war naa bari de wax fa dëgg yàlla waaw Saly damay ñëw rek tuuti bala may ñëw si budget bi dinaa si ñëw mais dama bëggoon wax rek ne Saly bi ma wax naa leen léegi bi ma koy jël c'est que dama bëgg tey mu doon émission boo xam ne wax nga ko léegi nit ñi mun a comprendre si mbir mi nekkul si jàng tubaab mbir mi dafa nekk si xam-xam dafa nekk si bopp ak bëgg sa dëkk man yàlla moo ma nattu tey du responsabilité moo ma boole ak Saly mais bëgg ko moo ma boole ak ñoom beneen bi sama responsabilité li tax ma Saly jaral ma lu nekk mooy ni ma waa Saly def la dama bëggoon wax tuuti rek ne mosuma dem élection mu jot ma jël 1000 francs wala 5000 dugg benn kër si ku dëkk Saly ne ko téye lii bu subaa nga votel ma mosul am kon jàppal ne man Saly heure bu ñu may votel rek dañ may votel si utilité bi nga xam ne amal naa leen ko man ak sama équipe may wax ne saay bu ma nee man rek na nit ñi sentir ne équipe bi moo tax parce que d'abord su maire bi li mu habilité mooy li conseil municipal am délibéré loolu rek la habilité pour exécuter ko mais bu conseil bi délibéré ba pare tamit dafa amaat beneen couche bu taxawaat muy le personnel parce que budget yi ku ne xam ne dañuy xayma ne rek war nañu am nangam pour mu dugg il faut nga am personnel boo xam ne bu fiable la boo xam ne bokk nañu ak yow jom ak bëgg-bëgg pour loolu nga mën ko réussir kon nag man d'abord li ma waroon jëkke mooy remercier le conseil municipal mais remercier aussi le personnel te ki nekk si bopp bi di suñu sœur di suñu jigéen di madame Anne mooy secrétaire municipal bi donc xam ne bu ma ko nuyoo rek généraliser naa képp kuy liggéey si mairie Saly remercier naa la beneen bi aussi di gërëm conseil municipal bi parce que depuis 2009 ak léegi biñ ko créé ak léegi mosuñu am benn vote de budget wala orientation wala benn réunion ba nit xase fa wala nit saaga fa wala sees jóg fa wala leneen jóg fa kon nag tey te am na ay opposition mais yàlla may nañu ñun ñëpp ñu comprendre ne Saly la ñuy liggéey mais dama bëggoon wax Ndoye ne bi may ñëw Saly benn école primaire bu am 2 salles de classe laa fa fekk. boo xam ne c'est normal da nga am xaalis non may ma rek non c'est pas non man nga mairie bu Saly dafa am xaalis man nga am xaalis non mais man nga am xaalis man nga am xaalis te doo am xam-xam Ndoye ma ñëw rek non Ndoye mairie bi am xaalis dama ne la mairie si li ma jëkkee mooy mairie c'est commune bi si boppam hôtel de ville bi si boppam fonds propre collectivité locale bi laa ko tabaxe ak ni mu toll noonu fonds propre commune bi laa ko tabaxe d'accord xaalisam laa ko tabaxe tey suñu patrimoine la boo xam ne suñu alal budget commune bi moom lañ ko tabaxe ba mu yegg fi mu nekk foofu moo nekkoon suñu première école primaire foofu la nekkoon ñaari salle de classe laa fa fekk Saly ren laa ubbi sama 8e école primaire si Saly te amul benn école boo xam ne boo demee am na abri wala mu nekk ndànd fay amul si Saly kon nag jàppal ne yàlla may nañu bi may ñëw Saly bokkul sax si samay attribution bi may ñëw Saly ku si mosaana am entrée en sixième wala nga am sa papa bu amul transport amul ku mu la dénk Mbour sa njàng yàqu na parce que sinon Mbour rek moo amoon collège 2000 bi ma nekkee président communal bu Malicounda laa tabax première collège bu Saly te loolu mooy sama 3e collège boobu ci commune rurale Malicounda parce que
collège bi ba jëkk tabax mooy numéro 1 mooy bu Malicounda Bambara. defe naa ne. waxtaan bi ba fii. ki la xamul woon. am na idée. ci ki toog. am na idée. ci fi nga bëgg dem. ak Saly. ndax fa nga dooree. fa ma dooree voilà te jugoo ca ba tey moo tax ñu bala. voilà boo jëlee Saly soo jëlee tey ma wax ne rek sama première collège mooy bu Malicounda Bambara mooy CM1 boobu maa ngi nekk commune rurale Malicounda. d'accord sama deuxième collège mooy lycée tey bu Nialing diggante Nialing ak Warang mooy deuxième collège bi ma jëkk tabax. troisième collège bi may wax nii te mu nekk Saly Vélingara mooy sama troisième collège boo xam ne tabax naa ko te lépp si fonds propre collectivité locale yi laa ko def. très bien c'est laa ko defee sama quatrième collège mooy collège bi nekk Saly Carrefour actuellement. yow mi maire bi. ci sa jaar-jaar. waaw wax dëgg yàlla courageux lañ lay jàppee. ci li nga ñu jox fii. comme explication. waaye Saly moom bëri na scandale foncier lool. bëri na fa lool. te itam les coowal suuf. léeg-léeg ñu dikk nañu monsieur le maire convoqué nañ ko ci bërëb nangam. mais loolu c'est normal parce que man héritage laa yore li ma hérité. wax naa leen léegi ne commune Saly mooy commune rurale Malicounda mooy troisième commune rurale ci Sénégal. te archives yi ma yoree di liggéey. mooy yi Malicounda amee woon te Saly mu concerné Saly loolu laa yor di liggéey. te nag ñu bàyyi xel ne ñi ko jiite woon. suñuy papa lañ. peut-être ñun si li nekk tey si fi jamono toll di si liggéey ak ñoom peut-être fi ñu doon liggéey. mais coow li 95%. mooy ñi si bokk ci suuf te dugguñ si. waaw mais lu tax kayiti souvent muy am ay ñaari tur. non mais loolu muy am souvent ñaari tur. 95% saa yi mooy ñi si dugg te bokkuñ si. xam nga kër tey bu fekkoon ne tey borom kër gi. su soxlaa jël kër gi jëlee ko si turam yóbbu ko seneen mooy ñëwal boppam. wala ñoom rek ñoo siy liggéey mais du problème yi am ni yëpp du si am. mais ñu bari man dama la bëgg a wax ne. li may wax nii ñi ma koy waxal ñu ngi may dégg. dëgg la munul ñàkk parce que tey Olof Ndiaye dafa ne ku boot bukki xaj baw la def naa commune rurale Malicounda fukki at ak juróom-ñaar waa Nialing ak feneen fu ci 22 villages su commune rurale bi 23 Saly y compris dëkk bu ma dem à part Saly bi ma dëkk juddoo fa dama naan ku fi mos a gis ma am mètre carré jaay wala ma am mètre carré collecté na boromam yëkkati loxo. beneen bi si des fii ma toog si télé laa toog di wax mun naa fi léegi nga andi kaamil ma waat man mosuma délibéré 1 hectare de terre bu jëm si sama bopp mosuma ko am dans ma vie. kon te amoon naa possibilité. ndax am nga fa kër. Saly non Saly laa wax Saly fa laa juddoo fa laa màggee bu ma amul Saly kër mooy kon waa Saly duñ ma fal ndoo yow itam. waaw mais mairie bu rafet boobu nga tabax. te doo fa toog. waaw fu ñu ko koo jox rendez-vous. nga ne du ma toog fan si mairie sax. waaw xaaral ma xam ne mooy monsieur le maire xaaral ma daane. li may yàgg boo fa ñëwee doon la seet sax damaa toog xaar la. am na ci ñoo xam ne tey jii. suñ da nga leen jox rendez-vous duñ fa ñëw inde ma nga Ndiassane ma nga Tivaouane ma nga Touba moom daal da ko tabax waaye fauteuil baa nga bees ndooy maire Fatou da koy dajeeg moom mais moom daal dafa mel dañ ko déddaleeg maire ba ndooy nag kon yow dafa mel ni xamoo li xew Saly man bañ naa ko ba yàlla moo def waa Saly nattu laa amee man duma sax tukki sax du ma ko def. mais doo toog man maire bi fa laa dëkk ndooy man avant may ñëw fii si émission bi xëy naa si maire bi ba xam la ma fa fekk si instance ma signé ba pare. ndooy man bu ma demoon ba. nit ñi bari ña fay toog di la xaar la. man ñi may non mais attends ñi may xaar ñëpp du man lañ doon Saly bi maire bi dafa attends maire Saly dafa bokk si maire yi gën a organisé si Sénégal. te c'est ndooy mairie Saly ñi fay toog yëpp service ya fa nekk la ñuy xaar. mairie Saly c'est très bien organisé. parce que nag jàppal ne man nga fa nekk ñëw fa lu mot 1000 fois du soxla nga di ma gis parce que li ma nga xam ne moom nga may doyee kenn ku nekk am na loo war a def. nan nga def ak SAPCO. maanaam da nga am yoo xam ne da nga ko délégué. dama ko délégué mais non c'est là boo jëlee si wàllu suuf si ba ñi 80% yi ñoo leen di andi ñi ko yore am na benn service boo xam ne ñoom ñoo yore loolu. man signature rek laay ànd ak ñoom def donc kon kii ut si toppatoo si suuf. jarul mu di ma gis. ay am na benn commission boo xam ne moom moo yore loolu. foofu la coow li nekk foofu la coow li ah non suñu relation ak SAPCO mais dama bëggoon rek leeral tuuti. parce que dañ laal domaine boo xam ne dafa sensible. dañ ko war a tëj ndànk donc dafa nekk foo xam ne si sama xalaatu bopp. coow li mooy ñun li ñu bëgg mooy ñu jàpp ne état si boppam moo war a xoolaat maanaam doxalinu suuf. très bien si loolu c'est jot na ndóoy c'est-à-dire tey man je suis mal placé parce que maire la
maire laa pour wax loolu mais li ma jàpp mooy suuf si war nañ ko gën a mën a sécuriser ba nga xam ne coow yi si am ni tey du si am waaye itam bien placé mais itam yaa fa représenté état voilà li ma bëggoon wax tey mooy damay wax même si li ngay gis nii ñuy naan délibéré nañ tant d'hectares jox ko ma Samba wala jox ko ma Demba 100 ou 200 ou 300 man personnellement je ne suis pas d'accord man damay wax ne tey bu fekkee ni nit ki dafa ñëw am projet boo xam ne c'est utile nee naa paysans yi d'accord naa ñu joxe seen suuf mais nañ leen protéger c'est-à-dire bu waa ji ñëw rek andi ay millions ne dama soxla ay hectares ñu ne ko hectare 3 millions wala nangam ak nangam damay ne paysan bi dafa am droit bokk si fond bi maanaam andi li mu am kii yore alalam andi li mu am mais ñu société ñu ne léegi kat kii dama soxla 300 hectares ñu xool paysans yi nekk foofu mën a dajale ba génn 300 hectares mais sous forme de location maanaam ñu ne kat bu ñu la joxee suuf si boo béyee ba boo récolté ñun paysans yi ku nekk am na si nangam wala weer wu dee ñu ne paysan bi am na nangam bu waa ji demee ba la mu doon def jeex mu war a dem mais suuf soosu mu bàyyil ko paysans yi mu bañ a nekk loo xam ne dañ koy titré si turuma Samba wala turuma Demb muy loo xam ne c'est personnel li ma d'accord mooy ñu fexe ba kenn ku si nekk suuf soosu man la amal njariñ te loolu bu ñu jëlee suuf soosu fi coow li nekk laa yëngal sab ko gësam na sali de waaw loolu xam naa ne peut-être du xëj ci émission bi diggante commune bi ak SAPCO mais liñ jàpp mooy sunu kilifa yi dinañ ci dajee waxtaan parce que SAPCO jàpp nañ ne waroon na mën a gën a amal Saly utilité duñ ne nag amalu ko njariñ parce que xam nga tey budget commune Saly si tourisme daf ci am wàll te loolu moo fa andi mais nag dama bëggoon fàttali nit ñi ne du SAPCO du hôtel yi ñoo fa andi tubaab yi tubaab yi dañoo jiitu hôtel yi ci Saly Kabano yi am nañ pendant presque 20 ans te xel xalaatul woon ñu initier ay hôtel ci Saly tubaab yi dama bëggoon wax rek ne pour waxaat gars yi ci suñu maam yi nekk ay wàll yi wax ngeen ko léegi bi ngeen di nuyoo bu ñu jëlee suñu maam Limaamul Mahdi yu ñëwoon na Saly bi mu ñëwee Saly julli tàkkusaan ba pare bi mu defee ay lawraatam dafa jàkkaarloo ak soow bi dal di gestu rek dal di muñ sunu papa yi nekk sunu maam yi si jamono yi ne ko waaw Seydina Limaamu lu xew mu ne li ma seen si nasaraan ñuy daw di ñëw seen dëkk bi su ngeen waajalul seen dëkk bi nasaraan yi ñoo koy moom xoolal jamono yi maam Limaamu ak léegi te ku dem Saly xam ne la ma waxoon lu ñu confirmé la tey nasaraan yi tey maan naa wax ne buñ posé woon pour nekk chef de village wala nekk chef de quartier buñ leen votelee wala ñu nekk maire sax mën nañ ko fay dañ koy laaj donc kon pour wax rek ne dama bëggoon wax nag léegi ma ñëw ne Ndoye bi may ñëw Saly li ma fa fekk wax naa la ko mais dama ñëwoon fekk mu am benn tali rek bu ñu goudronné rek moo amoon biir Saly sooy dugg Saly mooy avenue Malick Ndiaye bi feneen foo gisaat tali bu ñuul si biir Saly jàppal ne commune bi ak AGEROUTE ñoo signé convention at mu jot mairie bi dafay verser 220 millions laay versé AGEROUTE 2009 ak léegi maa ngi si fukki kilomètres ak juróom-ñett ak genn wàll 18 kilomètres 150 de route bitime yoo xam ne chaque année damay verser 220 millions pour ñu réaliser les routes là. kon lii dal mairie dalu la ndax da ngay gis koo xam ne bu toogee dañ koy laaj tey mu mel ni ku war a def compte rendu. ñu ne mu présenter bilan am. yooyu di indi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi yow dalu la. non mais man xalaatuma loolu c'est-à-dire man fi ñu ma fale. foofu laa juddoo foofu laa màggee fa laa yaroo su ma jeexalee awuma feneen fu may dem man sama àdduna Saly la bu ma jeexalee Saly laay te sama papa fa lañ ko suul sama yaay fa lañ ko suul sama maam fa lañ ko suul sama ki jur sama papa fa lañ leen suul kon man Saly rek laa am man man damay sant yàlla amoo feneen foo ndaw laa non xanaa bu ma jógee jubal Njaasaan mais du Ndakaaru du feneen kon damay sant yàlla si ne Saly tey li tax ma war a xar sama tànku tubéy si mu baax mooy mag ñi benn mag ña fa nekkoon di sunuy papa ak sunuy maam dañ ñu amoon si man confiance dénk ma dëkk bi loolu moo tax tey lépp lu ma fa def si lu baax da ngay jàpp ne saa yi bu ma xëyee heure bu ma déggee ku ne Ousmane jàmbaar la damay tiit parce que man li ma gëm mooy defaguma li nga xam ne li ma defagum nekkagul asakay li ma bëggal defal Saly Ndoye man su ma doon am man nag dinaa baaxoo di yóndu Facebook may nga ma ko mais bien sûr waaw kañ très bien ñu ngi nuyu Zahra Diouf nee na le meilleur des maires kii du nit waaye li muy wax yëpp dëgg la macha allah. keneen nee na tu es le meilleur. kii ne c'est un bon maire. kii ne le grand maire. lu mu wax dëgg la. kii ne wallaahi il n'a pas fait les bancs waaye wallaahi. mooy kullu naka nañ ko waxee. ah laa gis. waaw te li may wax waa léegi man. moom li ñu dal ci moom dal nañu ci Guèye. bu kii Guèye fii sa koñ. Cheikh Guèye dal nañu tamit ci Maguette Sène. j'avoue dafa am maire yoo xam ne.
waa loolu ndax du cat. faaw rek ñu leen di sànni xeer. waaw mais c'est normal xam nga sànni xeer bi gis nga Eva. man damay parce que gis nga nit aussi. soo bëgg a réussir sa mission. bul bañ ko critiquer. c'est-à-dire xam nga politique nit ñi dañuy juyaatle. ki la bañ ak ki orok yow xalaat. ki orog yow xalaat mais li mu xalaat lay andi. waaye dellu si waatal du caagi ne ki àndul ak yow rek politiquement wala bokku leen orientation gis-gis daf la bañ. non man aw ma ennemi ti see sama fort bokk na si aw ma ennemi. li nga wax ñun dañu koy dund tous les jours. da ngay gis ñoo xam ne ci langi politique duñu xarit. waaye boo taseeg ñoom ñooy téyante loxo nii di dem. mais nag xam nga li ma siy éviter. loolu nag li mu leen war a jural. mooy ñu bañ di waxante lu ñaaw. bañ di ko defante. parce que man gis nga Eva dafa am loo xam ne ñun bu ñu ko parti bi jaral parti yi waruñ ñu ko jaral parce que sunu ngénte yi ak sunu ceet yi ak sunu dëj yi ñun la avant parti bi yegsi moom la ñu am kon ñun bu nu parti jaral nuy waxante loo xam ne même bu nu tasee kenn ku nekk sa xel bu nekkee si li nga wax sa morom wala la nga ko doon fexel mu doon gàcc si yow. boole ceeg takkantem jabar bi dafa xew te bokkul nit ba ngeen xeex sa doom dem takki doom nga wax de. non mais c'est la réalité. tey bari na ñoo xam ne tey ñu ngi ànd ak nit mais saay bu ñu jàkkaarloog moom fàttaliku lañ seqoon ak moom démb ak lañ ko wax wala lañ ko doon fexel mais loolu lu ñaaw lay doon kersa lay doon te loolu jaru ko gis nga Eva ñun li nu nekk nii donnuñu ko si bàyyi te jënduñu ko si sunuy alal kenn rek moo habilité di ko joxe mooy sunu borom bu doon xaalis man du ma nekk maire Saly gis nga 2009 li tax ma fonk waa Saly bi délégation spéciale wax ngeen ko léegi laa jóge Malicounda toog naa juróom-ñetti weer yoruma benn responsabilité bi may dem élection 2009 Saly ñiy jaay gerte caaf sax dañoo dajale seen xaalis andi pour contribuer pour ma am lu ma demee campagne pour ma am lu ma demee campagne mool yi dem géej loolu ñuy tudde njaay lu dajale seen gaal yi yóbbu géej lu ñoo am di kenn ku nekk dafa andi participation groupement féminin yi ñëpp daayira yi ñoom ñëpp ku si nekk da nga dajale loo am damay jekki rek am groupe bu ñëw dañ la soxlool ñëw tañ làq ci benn tëmp ne am noo la ko dimbalee si campagne bi mais bu dee nit nga ñooñu seen soxla yi war a too ut nelaw war a too ut lekk ba suur war a too ut naan ba màndi si seen soxla ngay daw beneen bi si des Eva dafa am lenn loo xam ne ñun politiciens yi dañ ko war a bàyyi xel yow man nga ma bañ a faral mais fekk sa doom si biir kër gi fan ànd ak man sa jarbaat ànd ak man sa njëkkee ànd ak man te yow yaay borom kër gi yaay joxe dépense bi mun nañ ko bañ a manifester mun nañ bañ a won ne man lañ àndal parce que sa présence moo tax mais buñ duggee si urne yi votel ma mais nit nag Eva lu mu la bëgg su la fekkee nga toroxal baayam du la bàyyi bu la fekkee nga toroxal yaayam du la bàyyi gis nga li ngay wax gis nga ñun fii ci waree foo waxee valeur daf ñuy intéressé wallaahi la nga wax njàngale bu rëy la wallaahi ndax gis nañ fi ay kilifa yoo xam ne ci dëkk bi duñu laalante waaye yàlla nattu leen jël seeni doom jël seen xol yi boole ko muy benn kenn du ko wedd Eva xam nga sama groupe lu ñu may wax dañ naan man dama ragal parce que man ñëpp laa amal jàmm fi mu ne nii bu ma seenoon bu ma toogoon si léegi si fauteuil ma seet sama adversaire politique di ñëw fauteuil ba ma toog laay wàcc jox ko Mame Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na ko yàlla yërëm dafa am wax bu mu waxoon mu dugg lool suñu xol nee na bu ñu nee ku ànd ak ñëpp nee nañu xaw ma lan turu safaan bañ cay teg mu ne déedéet bés boo jaaxlee ñëpp cay dikk taxaw xam nga beneen bi si des ñun xam nañ ne yàlla amoon na possibilité fexe ba yonent bi kenn du ko contre yàlla amoon na possibilité boobu yàlla amoon na possibilité Seydina Mohamed du am benn ennemi ñëpp koy topp mais yàlla dafa xam ne Seydina Mohamed li muy fort jaamam la daf koy bàyyi mu dem xool naka lay dëkkee ak ñi mu dëkkal dëgg la kon nag ñun li bu ñu bëggee am ñun en tant que politicien loo xam ne Seydina Mohamed mënu ko woon am mais ñun dañuy nax suñu bopp. mais monsieur le maire suñu ñëwaatee wala ba su la bàyyee léegi nga gàmmu damay bañ nga gàmmu waaw Njaasaan la dëkk yow sañ nas kuntaan mooy tàntal ni mu gàmmu suñu duggee ci ñun daal xam nga loolu dama koy wax saf nañu da ngay gis ñoo xam ne bu ñu duggee ci amphi yi bu ñu dee jàngale seen façon bi ñuy jàngalee da nga naan jàngalewul waaye ci seen pédagogie la ñuy yóbbaalee nit ki la si la ngi ni bu bëggee passe monsieur le maire dina fi dig dafa buy passé message da koy wëy bu ko wëyee mu neex mu neex wallaay dëgg la monsieur le maire dama gisoon Saly amoon gendarmerie am police léegi ma gisoo police rek ak ba kii police yéen a tabax police bi loolu laa bëggoon wax pour wax la rek c'est effort bi commune bii def gendarmerie nag mu nga fa ba léegi peut-être dañu am si beneen façon liggéey bu ñu nekkee xam nga ñoom seen corps yi mais ñu nga fa ba léegi mais jàppal ne commissariat bi ma koy xalaat
boobu temps li ma jàppoon mooy pour renforcer la sécurité à Saly. jàppal ne bi ma toogee yow jamono yooyu général kii Seck Pathé Seck. moo nekkoon ministre de l'intérieur moom laa dajal rek ci hôtel Rino ma ne ko mon général man dama bëggoon a am benn ndax doo ma may benn commissariat. mu ne ma Ousmane pour mu gaaw bu dee am nga possibilité conseil bi tabaxal municipal yi tabaxal boppam def équipel boppam ma jox la ay éléments. ma ñëw proposé def ak bureau municipal bi ñu def proposition dugal 60 millions conseil bi voté ko ñu tabax commissariat bi tabax ba pare dégagé waat ay moyens pour tabax logement commandant bi ak commissaire bi fa la dëkk actuellement maa ngi ci finition wu logement commandant corps urbain bi te fonds propre commune bi laa ko defee pour wax la ne man Saly man maay Saly mooy man du ma jiite ko moo ma boole ak Saly li ma boole ak moom xol la te xol boobu te wax naa ko waa Saly bu ma doon def 20 mandats maanaam ñaar fukki mandat bu ma ko doon def Saly du tax la ma bëggal waa Saly ma man ko def mais nag ba tant que je suis vivant waxuma tant que maa ngi nekk maire mais tant que maa ngi dund ci service waa Saly rek laay daw parce que loolu la ma yàlla nattoo te mooy sama bëgg-bëgg mais li ma ciy sant yàlla nag mooy ay gor laa ko seqal donc Ndoye pour wax la ne Saly tey lii tax tout le temps bu ma déggee ku ne li maire bi def gisuma ci sama bopp damay reetaan dama lay wax lu tax parce que damay jàpp ne li tax mooy ñi nekk ay ndaw wala nga nekk yaay wala nga nekk papa bokk na ci sa bëgg-bëgg sa doom bu bëggee jàng mën a dem jàngi benn bu bëggee faju nga mën a dem faju ci ñaar damaa jël doomu Saly yi jël topp leen ci primaire maanaam waxuma tabax classe yi mais fii mu nekk nii bu école ubbee ba ñu dawal 2 jours élèves yi nekk ci classe bi damay dal di jël sama commission éducation fekk ne liggéey na ak directeur u CODEC bi maanaam ki jiite jàngalekat yi ba wax ñu ne école Saly nombre d'écoles yi ñu am nañ tant de CI am nañ tant de CP am nañ entrée en sixième nangam am nañ CM2 nangam ñu multiplier par nombre d'élèves préparer loowu matériel bi si biir salle de classe bi la commission bi fekk la fa nga toog ne la am lii maire bi moo la ko jox du ma tëgg ndënd te ñu defal la ko ci sa saak papa yi ak yaay yi ñu ngi may dégg lenn rek la ñuy jëndi mooy dañuy dem rek jëndi saak jox seen doom fourniture scolaire maire bi moo la koy jox beneen bi si des ma ànd ak ni ma koy defee nag si ni ñuy jàppalee école publique yi noonu la si fourniture noonu la ñuy jàppalee école privée yi si fourniture noonu la ñuy jàppalee collège yi si fourniture beneen bi si des ma ànd ak ñoom ànd ak ñoom dem lycée aussi di leen soutenir beneen bi si des ma ànd ak ñoom ba ñëw université Dakar bu yàggee ma ni daj na ma ñëw ba université Dakar xam nga ba Ndoye Bane lan laay fay si location si étudiants yi 10,770,000 laay fay par at si étudiants yi fukki million ak téeméeri junni ak ñeenti junni laay fay si location appartement yi ma jëlal étudiants yi ak étudiantes yi macha allah beneen bi si des ma bërk Dembo Ndiaye laa leen joxaat segu 7 millions bokkul ak la may fay si location pour seen ticket ak seen ordonnance yi te ni ma organisé étudiants yi nekk Dakar ñuy jot seen subvention noonu la ko waa Saint-Louis di jotee noonu la ko étudiants Thiès yi di jotee ñu Bambey yi noonu lañ koy jotee waa Ziguinchor noonu lañ koy jotee ku si nekk sa amical mooy ñëw monsieur le maire ma tooñ la tuuti si soxom mbaa boo jàngoon du ëpp kon waaw non même man personnellement li ma gëm mooy su ma jàngoon mais ñàkk jàng bi xam nit ñi Maman Awa dañuy juyaatle jàng ak xam-xam xam nga jàng bu ñu jëlee borom diplôme yi tey boo demoon tey fii tefesu Mbuur si gaal yi bu ñu teeree di nga gis ñuy jël si pañe di yeenu boo leen laajee diplôme yi dañ la naan doctorat la wala am naa licence wala maîtrisard la wala nangam nangam problème bi nekkul foofu problème bi mooy nit ki lan la gëm ak lan la bëgg ak fan la bëgg ak lu mu am fii ak li nekk si bopp bi ñu jël ki ci ligne bi mami li sam papa doon ma wax nee na école daf ñuy instruire waaye àdduna daf ñuy enseigner jàngum mbedd nekk wóor nanu jël ki ci ligne bi ñu ne ko salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw soxna Eva naa maa ngi leen nuyu maa ngi la koy delloo bu baax ñun ñëpp ak léegi ñu ngi lay fay di nuyu Ndoye Bane sama soppe. ziar nañ la bu baax. nga xam ne moom dama ko bëgg mu yéema ci lu bari bari. sopp nga ko doy waar waaw maa ngi tudd Roqee bi tey. bi tey bismillah. maa ngi tudd Roqee bi tey di nuyu sama monsieur le maire. ayca. le maire des maires. kooku papa la yaay la mën nañ koo tuddee papa mën nañ koo tuddee yaay. li mu wax noonu dañ koy dëggal ndax ñun Saly gii la ñuy yeewoo nekk responsable moom. mu nekk nit ku baax nit ku dëggu te loolu muy wax ñun mën nañ koo dëggal ndax bëggul dara ci boppam moom Saly moo ko ñor ak ay doomu Saly. très bien te ñun loolu dañ koy confirmer man sama doom ci école bi mu wax Carrefour ci ñi njëkk a jàng ci école boobu ci la bokk.
te macha allah fi mu ne nii dem na ba fi mu ne école bi ñun dayo bi mu am sax fi mu ne nii ñun mënuñu ko natt macha allah kontaan ci moom. di ko ñaanal yàlla rek dafa am yéene bu mu bëgg ci Saly di ko ñaanal pour mu yeggalee ko ak wér yeggale ko ak kàttan yàlla dooleel ko kàttanal ko loolu lañ koy ñaanal. amiin ya rabbi. yàlla na ko yàlla may wér. amiin bi jaay nii bu ko yàlla may wér ak gudd fan. wallaay anzim Saly du ñu ñeetaane dara Saly du ñu jiggaane dara. incha allah. man la jarbaatam roqee bi tey te lu ma wax ci moom dëgg la ndax dama ko seq ak moom xam ko ci moom. merci Roqe sama est-ce que du toogaat. ay booyu garaaw yi fa nekk. non booyu ko gën a dëkk Saly. ay booyu ko fu mbooloo fu dàq ko liggéey. def na ñaari am na sama rek. non Ndoye sama copain la. Ndoye naka la ko gars yi waxee di ko di. Saly amul stade. benn. waa dikkat yooyu amul stade parce que yi ma nag ne ay stade privé la. mënu fi nekk rek. waaw plateau santé ba poste santé ba bari na ñu amul. ay wëttéen sax dafay manqué. waaw des na pour Saly ak dafa tubaabee bari amul piscine olympique. pour piscine ya ci biir kër ya ne. Saly li manqué bari de bind naa lépp. maison des femmes. amul Saly du maire toppatoowul jigéen ñi. yooyu bari na insécurité ba ca Saly tamit ne jigéen ñi jaay seen bopp taxaw ca tali ba. na ci wax bo côté boobu war na ci wax. Saly loolu mooy yàq carte d'identité Saly da ngay génn dugg fa guddi. gis ay xale yu ndaw yu taxaw foofu di la piis. yooyu lu ci maire bi dox. mais Ndoye non dama waaw te am ay candidat yu nekk ci dëkk ba yoo xam ne dañ fa bëgg a jëlee yooyu tàng jël. mais Ndoye sama copain la nag dama kontaan parce que nag man émission yi laa bëgg c'est-à-dire xam naa Ndoye dafa bëgg rek ma mais dama bëgg a wax Saly contradiction dafa baax Saly dama lay bëgg a wax Ndoye ne la beneen bi tax waa Saly tey jàppal ne wax dëgg neex yàlla li ma yaakaar mooy sama wërsëg rek mooy jeex mais taay bu yàlla dogalee ma war a jël bu jotee damay jël si mais Ndoye bu ma laajul ku may bàyyi Saly kan laay bàyyi Saly Ndoye non mais Ndoye waa Saly doyalagul ci man sëy la boo xam ne maanaam jëkkër ji doyalagul jabar ji doyalagul kon sëy boobu managul a tas du dëgg dana jafe Ndoye ban mais beneen li ma la bëgg a wax mooy loolu ngay wax noonu jàppal ne Saly waxuma la rek ne maanaam li ma def mais dama la bëgg a wax tey si lieu de culte yi muy jàkk yeeg jumaa yi maanaam at mu jot commune bi dina jël lu mot 20 millions ak juróom si subvention lieu de culte tasaare ko si jàkk yi nga xam ne dañ nekk en construction depuis 2009 ba léegi mosuñ ko bàyyi beneen bi nga wax léegi sama jigéen ñi samay xarit lañ Ndoye man bi ma ñëwee Saly premier groupement féminin bi jëkk am Saly boobu aw ma benn ndombal tànk maa jëkk a làmb 54000 sama yaay njaxat bi nga xam ne moo yoree groupement yi si département de Mbour yépp ma ànd ak ku ñuy wax sama yaay Xaadim Mbeng ñoom sama yaay tante Sey Diouf ak ñooñu ànd ak ñoom waaw tegal foofu loxo ànd ak ñoom ma bàyyi ko sax mu jekkalaat micro bi madame Ndour yow itam ñu ngi lay nuyu ak waa régie yëpp macha allah salaamaaleykum mbokk mi ci ligne bi aleykum salaam bismillah yow rek la ñuy déglu yaa ngi ci wareef ñooñu si wareef na ngeen def soxna si sant yàlla bu baax a baax waaw maa ngi jégalu nag damay leb tur bi lebal nañ la ko waaw mu wax suñu ñaar ngeen invité tey il faut ñu dugg ah bismillah ñu ngi lay dégg waaw ndax ngeen invité ku rëy suñu dëgg macha allah kooku dem na madame Ndour bu amee keneen nga bàyyi ko mu jàll ñu may ko chance mu mën a waxtaan ak maire wala mu wax xalaatam très bien merci allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ajaratu bisimilah ci waree. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. alhamdulilah jërëjëf. di leen ziar di leen ñaanal yàlla. amiin ya rabbi. ah ñun nag mën nañu wax ci sunu maire bi ndax ñun sax duñu originaire wu Saly duñu originaire Mbour. d'accord. waaye Ousmane Gueye mii xam nga ñu ko xam xale yu ndaw yi jàng école. est-ce que. ñoom ñoo xam Ousmane Gueye. ci saak bic matériel classe. sama doom jàngalekat la. école ba muy jàngee da ko rénové ku fa dugg xam ne na foofu Ousmane Gueye liggéey na ko. Ousmane Gueye yow xale yi ñoo la xam mag ñi xamuñu la sax ndax xale yi ndax mag ñi mag ñoo ma yow mel nañu fu tooy ñu teg waaye xale loo ko lebal. man dama ñëw Mbour xaw ma Saly ñu war a jënd fourniture xale yi naan maam Ousmane Gueye la ñuy xaar ma ne ko moo doom ko Ousmane.
Ousmane la ñuy xaar. c'est beau. alhamdulilah monsieur le maire. voilà donc xam nga soo gisee ni ngay gis ni sax émission yi des fois dama koy daw parce que soo ko gisee Saly fi mu toll si man la mais dama bëggoon wax rek ne. Saly man respect laa leen jox te respect boobu laay continuer di dund ak ñoom. Inch'Allah. di la wax ne Ndoye yi nga lim yi ne amu fa. waaw boo ñëwoon bu doon émission bi tey dama doon bañ a gàddu bagage yi mu diis si yéen. waaw mais dama ne la pour stade municipal bi boo demee Saly fi may war a tabax stade municipal bi moo nekk école primaire u Saly Portudal. donc fi ma am espace bi ma am mu am 5 hectares si école boobu la nekk. donc maa ngi tabax benn école bu nekk en face si ancien terrain football bi si 238 millions. pour mun a fexe bu ñu paree ñu mën a raser école bële pour mën a tabax stade municipal bi parce que foofu rek laa am fu ma koy def. beneen bi si des wax naa la léegi ne hôpital bi am naa terrain si en face SAPCO am naa fa 3 hectares pour tabax ko. beneen bi si des mooy Saly booy à part hôtel yi amuloo dara looy visiter donc loolu moo tax ma bëgg tabax benn place publique boo xam ne. adulte yi. ak ñi nga xam ne ñooy mag ñeeg ndaw ñi ñëpp dinañ ko mën a utiliser. mais wax nga léegi maison de la femme. am naa fa ay foyer de la femme. mais man maa toog ba gis ne dama war a rénover. tabax ay maison de la femme yi ma programmé maanaam këru jigéen ñi dafay nekk ci kaw mais marché bi dafay nekk ci suuf. donc ñoom mun nañu liggéey ci kaw di jàngee ci kaw mais boo jëlee mun nañu wàcc ci suuf exposé kuy dugg marché mën nga duggaale marché continuer dem ci yoon. loolu projet la quoi. projet la te yoo xam ne yu taxaw la. ci kaw nga faluwaat. mais Ndoye ci kàttanu yàlla Ndoye incha allah nañ bàyyi bañ ne suba la woon. ci kàttanu yàlla incha allah le 22 janvier. 2022 ci kàttanu yàlla. 19 heures wooteel Saly rek dañ la naan sa waajàng sa place am. mais xale yi taxaw ci tali bi. waaw non foofu mais loolu la xale yooyu Ndoye Bane jàpp dama bëggoon wax ne loolu ñun xam nga la Sénégal ni mu demee ñooñu mënaluñ leen dara mais pour nga xam ne dëkkuñu Saly dañuy yàq rek suñu der bu 6 heures du matin jotee 6 heures du soir 7 heures boo taxawee croisement Saly ngay gis ni ñuy wàcce di dugg biir Saly 6 heures du matin boo demee ak croisement Saly noonu ngay gisee ñuy dem mais dafa nekk loo xam ne phénomène la boo xam ne dañuy ñaan état mu jàppale ñu si parce que Saly la fay dugg si ay gan. la fay dugg waaw non mais xam nga police aussi am na fu mu yem police li mu man mooy jàpp jël yóbbu. mais police mun waaw commissaire elle est très efficace. vraiment ku jàmbaar la jigéen la mais dañ koy remercier ak personnel am ak commandant corps urbain bi ñu ngi def Saly vraiment loo xam ne si liggéey mais lu rafet. noonu la te loolu lañ sama xel yëpp non mais Ndoye kon yow da nga gën Saly sama xel yëpp macha allah. bis bu ne mag fa day yëngal rek. non day yëngal daf ma yëngal mais na xam ne man bokkuma ak gars yi man damaa roode. man bokkuma si maire yi affolé wala maire yi kii quoi waaw. waaw kañ ñu ngi sama xel yëpp dafay dem ci ajaratu Ndeye Sourang. yal na ko yàlla yërëm. amiin bi jaay yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe. ñu ngi ziyaara ay mbokkam. amiin bi jaay ak ay wayjuram ak yi ñu ko soppoon ñëpp suñu xel dem ci maître Mariba. sama chéri xol wallaay dëgg la dëgg la maa ngi koy nuyu bu ma waxee rek mu ne ma yëfu tur yàlla waaye bu ñu ko dee seet bu ñu demee laaj ñu doy baan sànq ba tey yéen a ngi dàq bambara avant émission bi bàyyi ñu laaj boo ko jekkoo nga dugal fa dara dama ni Saly tubaab bi nee na foofu dafa tilim Saly am na gox yu amul ndox am na gox yu amul courant dañoo mais Ndoye nag Saly kaay ma wax la nag gis nga Ndoye man damay sant yàlla wax naa la léegi ne la man at mu jot danaa dugal su ma dugalul 100 millions si courant extension réseau ren si gàttal rek 2019 kii 21 bi sama prévision si adduction électrification ça fait 136 millions si extension réseau ndox mi ça fait 130 millions at mu jot Saly dëgg la xam nga lépp mot yàlla rek ko man mais amul benn quartier xanaa kay dañ naan tiw bi yokk eggagul fii ren jii rek dugal naa 471 branchements sociaux si biir Saly ñoo xam ne da nga waroon fay 100 et quelques mille francs fexe nañ ba yow 14 000 et quelques ngay dem fay pour ndox mi dugg sa biir kër te ba muy door a commencé Saly ñu ngi may dégg ba muy door a commencé Eva te fekk na sax sama moyen man ko am na si ñoo xam ne dañuy xëy rek ñu ne la fooy def robinet sa kër day fekk ne dem naa lijjanti say këyit lamb naa si sama poche fayal la da ngay xëy rek bari na ñoo xam ne tey boo demoon di def dañ la naan su ndox duggee sama kër yàlla ak moom a tax donc man sama askan parce que nag Eva man sama fort bokk na si su ma duggee sama biir néeg su ma taalee lampe
lampe bi tàkk rek li may jëkk xalaat mooy ñi ma jaboote te fañ nekk amul courant su ma ubbee robinet bi bu xeelee li may jëkk xalaat ubbi sas bi mu sotti rek ñi may jëkk xalaat mooy ñi nga xam ne dama leen jaboote te fañ nekk amul ndox donc looloo tax mu nekk sama priorité man nag foofu laa bëggoon ñu a dem ak duggee yow ca état civil ba. man nag foofu laa bëggoon a duggee bala mën nañu xam sa état civil fu mu toll nii. man nag si Sénégal nag maa yore état civil boo xam ne te koo ci woo rek si ñi jëkk a informatisé man si laa bokk. ah bon informatisé moom avant état di ñëw. man sama état civil. amul ay bii dafa. loi bi moo leen wax ñu informatisé. déedéet man état bi muy ñëw ndooy man état bi muy ñëw dafa fekk ma. ba pare dafa fekk ma informatisé ba pare. waaye ne ko code de la famille dina ñëw mettre boppam à jour. non ndax si jamono toll. faaw dañuy informatiser mais pour loolu dafa fekk man bi état di ñëw fekk na ma initié ko ba pare. jeex dafa fekk ma initié ko dañoo ñëw rek renforcer capacité personnelle bi ma am man sama premier adjoint mooy sama officier état civil beneen bi ñun bokkuñu ak gars yi duñ ñëw nga di la naan noo demal ba suba demal ba ginnaaw suba si 11h boo ñëwee si jour bi sama adjoint bu fa nekkul damay wax sama assistante kii si la bokk dama leen naan wax leen état civil ñu def acte yi si sama tur ñu yéegal ma signé donc ñun amuñu problème mu état civil te boo demee nag état civil bi ëpp sécurité soo demee pour nga dugg fa si kii rek ngay taxaw mais mënoo ñëw rek accès si ki nga xam ne moo yore mbir mi donc du état civil boo xam ne bu ñuy ñaata kayit ñaata la. non mais non yéen xaaral non Ndoye yow da nga bëgg rek. mais Ndoye xoolal Ndoye dama la bëgg a wax Sali. luñ leen laaj dañ koy jox xam nga lu tax xam nga li gën a neex si liñ lay laaj. booy contribuer si dara. la ngay contribuer boo génnee si biti da nga ko war a gis. monsieur le maire gis nga xam nga tey code de la famille dama si bëgg a profité. code de la famille dafa wax. extrait kayit ñun xoolal xam nga ñun ñaata ngay fay xam nga ñun ñaata ngay fay 300 francs waaw ñaata la loi bi wax ñaata la wax ay 300 kay 300 francs extrait nag yow itam boo xam ne bii nag yow doo yéen da ngay ñëw rek toog ñu defal la ko séance 30 mais mairie ba soo duggee cet gi nekk si mairie bi ak ña koy defar correcté biñ correcté ak lañ lay defal séance 30 loolu jar na 1000 francs Ndoye loolu jar na ko mais bu ma taximaan yéeg may gis bu ma duggee ci taxi war la fay ñaar téeméer su ñuy gis mu set wecc dama la naan grand yokk naa ci ñaar téeméer gis nga dama koy profité wax ko de ko gis nga président de la république damay profité foofu sax sant ko parce que moom moo ñëw def inauguration kii bi hôtel de ville bi mais bi mu nee tël ndeysaan ba dugg si biir daf ma jox loxo ne ma fexe nga ba ma yegg si fi mais nag ça vaut le coup jar na ko parce que sa maire bi dafa imposé wu te dafa set kii man Ndoye bi ñuy joxe proposition maam Ablaye Wade moo def découpage bi 46 communes ñu wooñu Dakar ne ñu li ñu bëgg mooy que ne état moo koy tabax li ma jëkk laaj mooy plan yi biñ ma wonee plan yi nga xam ne moom lañ proposé pour tabax ay hôtel de ville dama leen ne est-ce que am na exception ñu ne ma amul exception yépp nii lay mel ma ne leen seen vaut pas ça à Saly li ma bëgg moo gën a rëy lii waa ji ne ma mais nga ne leen monsieur le maire ma ne ko non man hôtel de ville bi ma bëgg mooy mettre samay agents dans les bonnes conditions de travail loolu moo tax bëgguma lii léegi nag bu dee man ngeen ma jàppale ma am leneen ñu ne ma lii rek la ñuy tabax ma ne leen kon bàyyi leen ma defal sama. mais amul yeneen fonds yu état yi joxe yu dul fonds de dotation. amul yeneen fonds. mais état li muy joxe fonds de dotation la ak fonds de concours. ñaari fonds amul PACASEN bokk naa si PACASEN léegi. sel bokkoo ci. bokk naa mais sel. xam waaw mais lu tax yéen maire yi doo leen wax. mais si loolu lañ nekk non Ndoye xaaral déglu. fonds yooyu non déglu maire yi mais xakkay maire yi man budul sel mais man Ndoye man budul sel dama am droit remercier président de la République xam nga lu tax droit bi ma am pour gërëm ko sant ko mooy Saly rawoon na ba pare géej gi yóbboon na ko ba pare du dëgg muy érosion côtière bi kuy xam Saly dañ naan station balnéaire la bu ñu koy wax place a tax su place amatul balnéaire mënatu fa nekk kon ñu jàpp ne tey moom si pexeem ak ànd ko ak waa banque mondiale ñoo fexe ba génn 23 milliards pour andiwaat Saly tey place bi gën a dàq si place su Sénégal yi Saly si la bokk. loolu nag ki ko def tey duñ ko méngaleeg ay sel ak ay nangam ak nangam. mais beneen bi si des nag ñun si course bi lañ bokk. nañ doon sel soo gisee may wax sel ak PACASEN chaque jour. si course bi yoo xam ni. maire yi bari ñu ngi koy jot. te suñuy waxtaan seen waxtaan duñu tudd fonds ñaari fonds yi. mais fond de dotation est-ce que fond bi non fond de dotation ak kii damay jàpp ne xam nga nag Ndoye ñun état li mu nuy defal dañuy demander nag
lu baax la nu ngi ko siy gërëm mais dañ bëgg mu yokk non may ma rek mais Ndoye yi ci ginnaaw Ndoye non xam nga dafa war a leer at yi ci ginnaaw fond de dotation rek amoon mais at yi ñaari at yi am na sel am na pakaseen dee leen ko wax Sénégal yi. non mais Ndoye doonul woon benn de ñaar la doonoon. waaw dafa amoon fonds de dotation bi ak fonds de concours. waaw fonds de concours. mooy li ngay dugal si li nga xam ne mooy si investissement yi. li si des mooy li ngay dugal si li si des mooy li ngay dugal si fonctionnement. mooy ki te loolu fonctionnement buy ñëw ñoom ñoo ko mais état li ñu ko war a gërëmee. dafa bari. mais damay profiter si loolu parce que si gërëm ko bu ma ko gërëmee ba pare si loolu mu ñuy defal lépp. mais dama koy demander nag mu xool mu yokk ko mu yokk ko ba pare nag beneen bi si des damay profité si occasion bala muy rëcc pour wax ne ko maa ngi ñaan président de la république loolu dama koy citer directement mu xoolaat statut maire yi ak statut ñi nga xam ne ñooy adjoint au maire ak ñi nga xam ne mooy conseil municipal conseil municipaux yi ak délégué de quartier parce que nag kii Ndoye ku ñëw ñun lépp ci suñu kaw la tegu te nag jàppal ne ñun buñ la waxoon tey bu ma la waxoon tey man lañ ma dénk ak bu weer deewee li may am danga naan lu ma fa bàyyi man nag bu ma toogee di jooy fekk na suñuy adjoint yi ñoom buñ la waxee li ñuy am maanaam seen mbokk yi ñoom buñ leen ko wax dañ leen ne jarul ñuy ñëwaat si mairie di fa xëy si kon nag li ñu bëgg mooy président de la république xam nañ ne ku rafet xol la ku bëgg lu baax la ñu ngi koy ñaan mu xoolaat statut maire yi ba pare gën ñoo valoriser parce que nag si dëkk bi bari na yu gars yi jël di ko teg si suñu kaw di nu pamtee yenn saa yi te nag dañu bëgg nañ état mu bàyyee nu xel beneen bi nag ñun maire yi ak adjoint au maire yi ak conseil municipaux yi parce que conseil municipaux yi ñooy voté délibération yi conseil municipal boo dégg ñu ne conseil ba dañu ne amuñu këram bu ñu ko defee tey def ko suba defaat ko ginnaaw suba ñu yóbbu ko délégation spéciale kon conseil municipal yi dañu am sa budget ci ñaata la toll sama budget nag bariwul xam nga sama budget gars yi bu bariwul man li ma am noonu bariwul moom nañ ko maasaale rek budget bi moom Eva nañ ko maasaale xam nga lu ma jaaxal nee naa diw dafa am koppar waaye bés boo ko jubee ne ko yaa am koppar du ko nangu c'est-à-dire xam nga man bu ma la nee dama am koppar gars yi loolu lañ may wax mais attente bi maanaam koppar yi ma am ak sama programme maanaam prévision li mairie bi bëgg a def par rapport ak ñun li nu am si programme mu ngi mel ni rek picc mu dem si géej samp fa begam noonu rek la mel xam nga loolu moom amul lu muy signifié lii laa naan bés bu ma gañee yii ñuy def ni waxu xaalis yi kaay ma sagal waa Lonase bu ma ko kenn waxal ci télé ndax bés boo ko waxee ci télé mel na ni ma soo maajal ñu bàyyi la nga tàggoo voilà li may tàggatoo rek mooy gërëm leen bu baax sant leen vraiment gërëm leen te continuer gërëm waa Saly waaye am na ñuy bëgg a xam budget bi de waaw budget bi non budget bi suñu budget boo ko doon jël boo ëpp romb nañ 2 milliards mais xam nga budget soo maman Eva foofu aussi baax nañu clarifier ko parce que budget xayma la xam nga soo jëlee ñun bu ñu prévoir am 3 milliards nga jël Saly daaw Covid bi ak ni mu mel. xam ne ñun suñu ressources yëpp si hôtel yi lay jóge nga xam ne mais ñun mënuñu jot genn wàllaatu li nga xam ne mooy suñu budget. loolu dëgg la loolu ci noonu lay demee. te boo jëlee aussi des fois bu tourisme amee problème si saa si état dafay jël ay dispositions pour alléger un peu les hôtels maanaam pour jéem leen a jàppale ñu nokkiwaat. te day fekk nag conseil municipal bi signé na ay convention signé na ay kii nee nañ ma awoon ne ko ñun ñëpp dañuy ñëw Saly. waaw ne leen maa ngi leen di teeru man moom ku ma xam-xam ne beneen bi si des abaana mais dama bëggoon wax rek ne la beneen bi si des mooy soo ma fekkee Saly te newuñu la kii mooy monsieur le maire si ngénte yeeg dëj yi doo ma gis ndax doo ma gis si fauteuil doo ma gis si sées maa nga sa maa yenu raxasu yi maay séddale guro yi maa nga sa cin di yëngal maay def loolu si laa juddoo non loolu ñëpp xam nañ ne loolu avant politique si laa ne donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm bu baax a baax waa Saly di leen ñaanal di ñaanal encore une fois Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm bari na sujet yu ma bëggoon waxtaane parce que tey si éthique bëggoon naa si wax tuuti par rapport ak Sénégal ni mu mel ak coow leeg xaste yeeg saagante yi te loolu bëgg naa loolu ñu def loolu kese bëgg naa si def émission suñu Sénégal gi buñ ko yàq nañ ko téye parce que moom rek lañ am wax naa ne tubaab yi bi ñuy defar France wala États-Unis wala feneen fekk ñu millions euros yi jale lenn rek moo leen yóbbu fi ñu yegg si mooy c'est des travailleurs ils sont très bien organisés ils sont disciplinés moo leen yóbbu fi ñu yegg ñun bu ñu bëggee raw tubaab yi si li ñuy wax il faut ñu organiser wu il faut ñu discipliner il faut ñu nekk ay liggéeykat
jërëjëf maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant gëm di leen yàlla ñaanal méthode ak organisation fu mu newul dara newul ko ci gàttal loolu daal la ñu bëgg a wax. Adja Linguère. monsieur Guèye jërëjëf. merci beaucoup merci Linguère xanaa delluwaat amaan mbégte bu baax a baax ci toogaay bi ñu toog ak moom ndax nag xam nga réew mi nag kenn moomu fi kenn ginaaru kenn nenu fi kenn ku fi baax ñu wax ko ku fi bonit bu ñu la ko waxul xoolee la ko mbaa ñu ne patt ci say mbir nit ku baax la man tey lañ njëkk a toog maak moom aw ma numéro téléphone am bu ñu fi jógee mën nañoo bañ a gisante waat su ma soxlaa kër Sali dinaa ñàkk ba am ko ñëw jënd ko su ma ko soxla wu dem kër Amadou Yàlla mais waa dëkkam ñoo ne nit ku modeste la am na ku ma kilifa gu mag gu ma wax ci dëkk ba ne ma tey dañoo waroon a jël maire yu ndaw yi ñu yóbbu leen ci Ousmane Gueye mu defal leen formation parce que li mu tëjee la modeste ak éthique ak déontologie boobu muy wax ngor dafa baax ci doomu aadama surtout nag boo jiitee say nawle yoo xam ne gënoo leen loo yor seenub leetar yow yor nañ sa dictionnaire parce que yéenee tas kon loo leen gisal xamal nañ la du ñu toll mais dafa modeste te dégguma la nga ni koo yor leetaram yor na sa dictionnaire parce que yéenee tas ñaanal ma maak yow ñuy fekk fii koo fi jëm poste Médine di ko postel mi ngeeg sab journal di wër Mouhamadou Mouhamed Ndiaye pour mu revue de presse koo xamal mu gisal la aduna noonu rek la demee li nga nekk daal bu ci jóg te xam nañ ne doo ci jóg mais na maire yi roy ci yow parce que nga nekk jiite ci benn place modeste daf ci am solo mais ànd ak nit ñi daf ci am solo xam nga damay dégg léeg-léeg ku naan man dama modeste ma ne non modeste sax nit ki mën na ko xëccoo te xëy na fekk ne dafa yorul mënul amul mais humble la ñuy laaj ci doomu aadama am ko mën ko yor ko ba pare wàccee sa bopp loolu dafa neex loolu te boo ne woon gongu ne conteneur 40 pieds boo fi toogee moo la ko waxatu sama kanam ci waa ji wala tey laa ko njëkk a gis mën naa ko gis tey est-ce que lii du ay dóor non c'est-à-dire parce que invité nit ki rek mu war a pare nga Eva est-ce que xam nga dara damay tëgg prix boo xamante ne nii maire yi fi jaar bu ñu paree dinaa leen tegaat fi wax ñi ci gën a liggéey de su ma paree benn par benn laa leen di lim ku ci liggéeyul bu xaar da ngay dem ci le plus gentil le plus courtois le plus disponible ki gën a jariñ askanam le plus réew bul xaar sa bopp parce que du ma la waaw le plus ñàkk liggéey bul xaar sa bopp marché bi sama poos centre de santé sama poos kii ba muy tabax tali booba xaarul ñu naan état war loolu na ma ko war loolu ma ko maire boo fi woo boo ko tegee su bëggee làqatukaay danaan la non loolu bokkul sama liggéey moom ba muy tabax tali xaarul maire bu ñëw xaarul état bu ñëw delluwaat di santaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen yàlla seen jàmm yàgg di wax ne kenn nag du maire boobu nga xamante ne mooy sama goro ndax moo yor sama mag ñu koy wax Serigne Gueye Diop yow itam doy baan indil ma ko tegal ma ko ñu jàkkaarloo ndax dafa liggéey bu baax ca fa mu nekk ki jaar ci yére bi comme j'aime couture la ñu koy wax benn jaata sekk waykat bu mag boobu yàlla na la jàmm sonal mi ngi ci 77 fan yi ay façon ngi benn jaata sax nga yor dafa way benn jaata nuyu naa non dafa way boo xam ne nga dem ba niroog benn non dafa way boo xam ne damaa dal lu tax ma réew Youssou Ndour mi ma jël teg ma ca kaw moo tax ma réew 77 512 39 25 77 512 39 25 maa ngi ñëw génneel leen yére bi kaw ba ci suuf ngeen xam fi benn jaar macha allah ba suba jàmm jërëjëf mami doy baan merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi lay félicité bu baax a baax merci beaucoup sa gars yi monsieur Samb président Samb mi Saliou Samb mi ngi lay nuyu di la félicité ak ki nga xam ne mooy di Cheikh Ndiaye mi ngi lay félicité madame Rufin nekk fële ca France mooy mi ngi lay félicité bu baax a baax mais am na maafe buy xeeñ fii bu jógee côté bii maafe boo xam ne xam naa ne ki koy toog gerte ak daaw la ñu ngi koy ñaanal rek xaw fu muy jóge waaye ña koy añee daal na rees ak jàmm may sant di gërëm bu baax a baax le président Youssou Ndour barki démb dafa ñëwoon ba Pire doon ma jaale si sam papa ba moo gaañoo mois de juillet bi lay mat 1 an wax dëgg yàlla def na lu nice loo xam ne di wër di jaale ji sa employé yi nga xam ne seen dañoo ñàkk seen i waajur vraiment ñëw ga mu ñëw Pire wax dëgg yàlla waa Pire kontaan nañ ca sagal nañu sagal ñëpp ñu koy ñaan ak yàlla buñ ko gaaw a fay nit moom soo dekkee patron moom lii rek la nit nu mu tuddati am mënal doomu aadama voilà nekk sa patron pare loo xew la mu ñëw te teew ca loolu ak woyof la ñu koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ca kanam bu baax a baax voilà ñu koy félicité bu baax jërëjëf fii ku fi dox farata ku ne ñu sopp la ndax nit ñi fullaa leen ñor faydaa leen ñor farata la ñuy dox yàlla nañ ci yàlla saxal li nga waxal président yëpp mooy sunu kàddu ñun ñëpp macha allah soxna Mia Ndour moom itam ma nga ca régie ba macha allah ñu ngi koy remercier ñu mu nekkal waaye remercier la également monsieur Guèye li ne sama xel bi yëpp nag pour ma wax ko ci télé bi bare na waaye ni ma koy waxee rek li ci xol yee gën li ci xef yi yàlla na yàlla lafal ñu cat musal ñu ci làmmiñ te lépp lu ñuy def rek ñu ànd ci ak éthique dinaay gis ñu jël éthique ak déontologie foo waxee journaliste yi ñu jox leen ko waaye éthique ak déontologie ci nit ki ci boppam la baax te am nañu yaakaar ne bu newee sa biir deret dafay gën yal na ñu yàlla musal ci lépp luy lu ñaaw
may ñu gudd fan bu ànd ak wér télé bii nag jëm kanam ba faw macha allah yeneen télé itam bokk ca ndax lu benn mën ñett ko dàq bu ca fukk bokkee mu gën a baax wasalaam ba suba ak cofeel gu dul jeex